asalaamaaleykum mbokki auditeurs u Cap Sénégal naataange mu lëkkaloog sunu kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ñi ngi leen di luyu dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen si seen émission société ki leen koy defal di seen xarit Chérif El Walid Aidara ànd ak ay invité si biir studio bi tey nag noo ànd ak sunu xarit Ali Guèye mais mu fegoog ay jigéenam soxna Zeyna Sy soxna Ami Diop soxna Jojo Gaye ak soxna Ndey Géen nu fas yéene waxtaan ak yéen tey si ñaari point yu am solo di ñaari poñ yoo xam ni moom la nu fas yéene waxtaane tey di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu lool ànd bi ngeen di ànd ak ñun safoo gi ngeen safoo seen émission société kon nag mbokk yi duma def rek lu dul bàyyi sunu gan yi nu nuyoo bu nu paree rek daal di wéy dugg ci émission bi sëñ Ali Guèye looy nuyoo sunu mbokki auditeurs yi. salaamaaleykum Chérif ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñin bokk ak plateau bi soxna Zeyna Sy ñu ngi lay nuyu soxna Ami Diop ñu ngi lay nuyu bu baax soxna Ndey Diène ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi soxna Jojo Gaye ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu auditeur ak auditrice bu suñu kër FM Chérif nuyoo baa ngi noonu jërëjëf. jërëjëf sëñ Ali Guèye defe naa ni tey plateau bi riche na waaye duma def nag lu dul jàkkaarloog soxna Zeyna Sy sunu mbokki auditeurs yaa ngi ñuy déglu si waxtu wi loo leen di nuyoo. asalaamaaleykum Chérif El Walid Aidara mu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu auditeurs yi auditrices yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla jàmm di nuyu suñuy naataangoo soxna Jojo Gaye soxna Ndey Diène soxna Ami Diop di ñaan yàlla émission bi nañ ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi nuyu ñëpp. jërëjëf soxna Zeyna rafet na léegi nag damay jox kàddu gi rek soxna Jojo Gaye auditeurs yaa ngi lay déglu auditrices yaa ngi lay déglu loo leen di nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah tonton Chérif El Walid maa ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu invité bi nga ma invité fii si suñu kër FM ànd si ak Cap Sénégal naataange maa ngi ziar soxna Ami maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar yow ma fekk ci plateau bi di nuyu aussi soxna Zeynab Sy ziar naa la di nuyu suñu càmmiñ rek muy sëñ Ali Guèye maa ngi lay ziar bu baax di rafetlu invitation bi bu baax a baax. di la sant di la gërëm soxna Jojo Gaye di la nuyuwaat bu baax di jox kàddu gi nag soxna Ami Diop looy nuyoo suñu mbokki auditeurs yi. waa asalaamaaleykum auditrice ak auditeur sunu kër FM maa ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu Chérif El Walid di la nuyu lu bëri di nuyu itam sama naataango yi ma bokkal plateau bi muy soxna Jojo Gaye maa ngi koy nuyu borom émission bu riche bi moom tamit di ko nuyu. di nuyu soxna Zeyna Sy di nuyu également soxna Ndey Diène ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaye fàttuma itam suñu càmmiñ Ali Guèye moom it borom émission bi neex bi démb ñeen ñëpp daal maa ngi leen di nuyu. jërëjëf soxna Ami Diop rafet na soxna Ndey Géen auditeurs yi auditrices yi ñu ngi lay déglu loo leen di nuyoo. salaamaaleykum tonton Chérif maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di ziar ñi ma bokkal plateau bi ñoom tey maa ngi leen di ziar sëriñ Ali Guèye maa ngi koy ziar soxna Jojo maa ngi lay ziar lu bëri di ziar soxna Abi di ziar soxna Zeynab di ziar ñëpp di ziar auditeur auditrice di ziar waa kër gi yëpp di kontaan ci invitation bi bu baax a baax. jërëjëf soxna Ndey Géen rafet na mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ma leen di fàttali ni yéen a ngi ci Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu ci lépp luy jëmee doomu aadama kanam rawatina luy jëmee Sénégal kanam waaye sax nag luy jëmee Afrique kanam Cap Sénégal naataange di yëngatu ci càmm gi mbay mi santé éducation justice
lëkkaloo nag si partenariat ak Sunuker FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles. yéen a ngi seen émission société. mbokk yi tey nu fas yéene waxtaanee ñaari poñ yu am solo. bu njëkk bi di yar ak teggin ni mu ñàkkee si sunu réew si jamono yi nu toll nii. mu dem ba mel ni dañu ko tumuranke te doonoon démb lu daan bàkkoo di ko ndamoo si sunu biir société di société sénégalaise. tey nag nu dem ba mu mel ni loolu dafay raaf nekkatu fi. donc muy premier poñ bi nga xam ni incha allah moom la ñu fas yéene waxtaan ak yéen tey waxtaan ak sunuy gan. deuxième poñ bi nu jëm si li ñuy wax corruption maanaam guerre. nu gis daal ni guerre gi si réew mi metti na lool. guerre gaa ngi si mbedd mi. guerre gaa ngi si bureau yi. guerre gaa ngi si entreprise yi. guerre gaa ngi si service yi. waaye guerre gi nag sax nag dem na ba dugg si biir kër yi. muy lu doy waar. kon nag tey ñaari poñ yooyu lañu fas yéene waxtaanee ak sunu gan yi. ma daal di walbatiku rek jàkkaarloog sëñ Ali Gueye. sëñ Ali di la nuyuwaat. sëñ Ali nag ma fas laa yéene laaj lii sunu réew daan bàkkoo ni ma ko waxee démb ak bërki démb di yar ak teggin nu dem tey ba nga xam ni daanaka tumuranke na si réew mi. gone yi am na nu nu mel waaye mag ñi it neexu la wax waaye am na nu nu mel. waa sëñ Ali su ma la laajoon tey ni la lu tax lanu amoon démb si ay baax si cosaan la taxoon nu am comportement melokaan boo xam ni amoon nan ko ba nuy naw si yar ak teggin lan moo ko yàq tey su ma la ko laajee sëñ Ali loo nuy tontu mag samay auditeur sëñ Ali Gueye kàddu gaangoog. jërëjëf Chérif Al Walid ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di rafetlu sa question di wax ne dëgg la comme ni nga ko waxee suñum réew dañ ko ràññee woon ci yar ak teggin. Sénégal kenn daaw ko tudd te tuddut yar ak teggin ñu dem ba xam ne ni ba gis ni ba ràññi ne loolu fi amoon amatu fi lu ko waral. Chérif mag ñi fi nekkoon dañoo yaru woon dañoo amoon yar muy ay magi diine muy ay magi aada kum si mën a doon amoon nañ yar ba képp ku ni yaroon nga yaru. loolu nag moo fi manqué carence boobu lañ am mag mu yaru pour yare lañ manqué ci boppam ba tax na soo demee ci kër yi xale yi yarootuñu lu waay neex xale def. soo demee ci école bi xale yi yarootuñu ndax ñay jàngale ña waroon a yarewuñ kon xale yi duñ yaru. soo demee ci mbedd mi tamit noonu ko zalika yar daal amatut ndax ña war a yar yaruwuñ. léegi nag ñu dem ba Chérif indiscipline di ñàkk yar nekk léegi quotidien pour sénégalais yi. léegi daanaka añ la reer la ndékki la daanaka soo ko gisee sax du la def dara da ngay wax kii moom yara di ko na di dem sa yoon du la def dara yow muy romb ndax quotidien la tàmm nañ ko di gis Chérif te mu doon loo xam ne ni mi ngi noonu daal. Sénégal yàqu na ndax réewande manque de civisme la nag manque de civisme. waaw pour dal foofu rek ne manque de civisme te manque de civisme nag li koy indi Chérif bëri na. Chérif xoolal Sénégal ñu bàyyi xale yi yar xale yi gone gi yar bu yarul ba mu doon muskalaf. xoolal comportement irrespectueux yi ñu yore xoolal attitude xoolal chauffeur bi tey Chérif xoolal nit ki nga xam ne dafa toog ci otoom jël mbalitam sànni ko ci fenêtre bi Chérif. xoolal kiy tafli ci mbedd mi Chérif xoolal kiy saw ci trottoir yi ci mur yi Chérif xoolal lu ko waral manque de civisme. donc yar gi ca ba muy ndaw lañ ko defut soo màggee mënoo yaru Chérif. jërëjëf sëñ Ali Gueye wax dëgg yàlla manque de civisme day yàq réew.
li nga wax di dëgg gu wér nu ànd si ak yow waaye damay wàññeeku rek laaj soxna Zeyna si waaw soxna Zeyna yar ba woon démb yàqu na newatu fi tey li nuy gis kenn xamul lu muy niru ni ko sëñ Ali waxee rek manque de civisme bi si boppam si ñàkk yar gi la nekk ma di la laaj ndax ña daan yar démb danoo dàq yar ñi yar tey wala ndax ñen daan yar démb danoo gënoon a neex a yar ñi nu yar tey soxna Zeyna si loolu la lay laaj di la si déglu maag samay auditeur kàddu gàngoog. waaw ko jërëjëf Chérif waa ma dellu si waat rek waa di la ziar di la jaajëfal di jaajëfal ñu Aly Gueye ni mu dugg léegi li nga wax ci yaru démb ak yaru tey bi dafa wuute te yaru démb dañu yar suñu maam yi yar yu baax yar suñu baay yi yar yu baax waaye boo yaree ci biir kër gi xale ba génn ci biti mbedd mi yàq te léegi dañ toll ci jamono joojoo xam ne mag ñi yaruwuñu xale yu yaruwuñu ndax bu fekkee ne mag bu demee bay nekk ci réseaux sociaux yi jigéen di góor ngay wax lu ñaaw di saaga ay nitu diine di saaga ay nitu réew jooju mag boo lëggee jarul jox réew wala jooju ndaw boo lëggee jarul jox réew moom ko yara diggu ji moom du dafa mel ni léegi dañ ko mooñaale léegi li ci réew mi man mu jaaxal ma lool mu doon lu ma jaaxal lool ndax nee ni dëkk bu mag ma yarawul ndaw ma yarawul boobu réew du dem. jërëjëf soxna Zeyna réew moo xam ni gone ya yaruwunu mag ña yaru réew moomu day doy waar mu mel ni manque de civisme bi sëñ Aly Gueye doon wax ba tey day dellu si rek daal di yàq réew ma waaye ma wëlbati ko jàkkaarloog soxna Jojo Gueye fii nu toll si réew mi li ñuy gis doy na waar muy xale di mag woddatunu kàddu yi wax yi ñuy dégg rafetatul te fu nekk nag lañ koy waxe muy si kër yi di si mbedd yi di si oto yi di si fépp daal foo yaakaar si réew mi boo demee tey di nga fa fekk gune ba mag moo xam ni su waxee rek nga tiit ndax kàddu yu tegginuwul kàddu yu rafetul waaw soxna jooju loolu buñ la laajoon lan moo ko waral yow lan nga nuy wax soxna joojo laaj nañ la ko kàddu gaangook. merci beaucoup tonton Chérif Al Walid si question bi ma laaj maa ngi nuyu aussi soxna Ndey maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar tonton yar moo amatul yar rek parce que dañu yaratul moo tax gis nga indiscipline bi nga xam ne mi ngi ci mbedd bi mi ngi ci biir kër yi mi ngi ci oto yi mi ngi fépp mi ngi ci société yi mi ngi fépp parce que dañoo yaratul man nag faay bi dama yaakaar ne ñun ci waajur yi la waaw loolu daal laa jàpp parce que indiscipline bi nag mi ngi partout te yaakaar naa ne yow mi di mag wala yow mi di yaay wala yow mi di papa boo yaratul doom yi ñëw nu ñu yaroo man daal yaakaar naa ne faay bi si ñun ñii la muy waajur yi. jërëjëf soxna Jojo Gueye yow faay bi ne nga yaakaar nga ni si waajur yi la kon nag waajur yi war nañu xoolaat seen bopp xoolaat yaru xale yi fexe ba nga xam ne lii fi nekk nii te du lu rafet sim réew dañ fi xam naa xaw ma damay wax nu dellu si yaru démb xaw ma nan laa koy tuddee waaye daal yar ban nu nawee woon yar ban nu daan kañee yar ban daan ndamoo daal wax dëgg yàlla jóge na fi loolu moom raaf na fi tey waaye ma wëlbati ko rek jàkkaarloog soxna Ami Diop di la nuyuwaat waa soxna Ami de dégg nga li sa nattangoo yi wax dégg nga li nu wax si wàllu yar waaye yow tey su ma la laajoon ni la nan nga yaakaar ni lii yàq jamono di ñàkk yar bi si ndaw ñi waaye it xamadi gi nu jéggal ma si kàddu gi ginu gi si yenn mag ñi du ñëpp nag
buñ la laajoon tey nan nga yaakaar ni ban taxawaay lañ si war a am ba lu mel nii faju ndax nag lii defarul réew waaye da koy yàq Soxna Amy lan nga xalaat ni yow tey buñ ko taxawee woon lii fi nekk nii tey dinañu ko fi mën a jëlee muy ñàkk yar gii nu gis ci ndaw ñi wax dëgg yàlla neexul a wax waaye mu nekk ci yenn mag ñi Soxna Amy kàddu gaangoog. waaw kay Chérif jërëjëf maa ngi lay nuyuwaat wet lu bari di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ñëpp waaw kay le constat moom li ñuy wax rek ñëpp li ñu gis ñun ñëpp benn la le constat est le même yar daal rafle na ci dëkk bi rafle na ci àdduna sax laay wax ndax tey dëkk foo mënti dem tey ci àdduna tey yaakaar naa thème boobu am na fa place am waaw éducation daal am na fa place li ñu mën a def de xanaa nag li wolof di naan rek boo xamulee foo jëm xanaa nga dellu fi nga jóge woon rek jot nga ko wax léegi waaye nag contexte yi nag bokkul ndax démb itam am na li nga xamee ni lu valable démb tey mën na tey mu am mu jafe tey parce que tey ñu ngi nekk ci jamono ji nga xamee ne tey dañu évoluer ci évolution bu suñu évolution bi daal mi ngi noonu am na yu bari yu am tey amul woon démb kon tey bu ñu bëggee waat dellu bien vrai que dellu def tuuti arrière xoolaat la woon démb pour mën a jéem xool nu ñu koy méngalee tey dina am solo waaye nag problème bi daal moom mooy contexte yi bokkul situation yi bokkul waaye nag da nga wolof daal moo ne ku xamatul foo jëm na nga dellu fi nga jóge xanaa fi ñu jóge woon la mooy la valeuru démb ya ñu jéem koo indiwaat mais buñ ko indee itam dañuy xool ban approche nañuy jël maanaam ban démarche nañu war a jël rek ban yoon nañu war a jël ba nga xamee ni daañ ko mën a tegaat fii tey ba xale yi daañ ci mën a accepter mën ci adhérer te du am benn problème parce que buñ leen bëgg indil la woon démb carrément tel que ça a été hier démb ñu bëgg ko jox xale yi dina xaw a jafe problème bi waat nag moom mooy kan moo leen koy jox ndax problème bi ni ñu ko waxee dafa double la maanaam indiscipline bi ñàkk yar gi ci xale ak ci mag kon ba bu fekkee nag xale yi ñi leen war a indil valeuru démb yooyu noonu ak war a am ak approche bi ñu ko war a indee bu intelligente bu fekkee mag ñooñu ñi leen ko war a jox ñoom seen bopp yarawuñu foofu nag moom mooy problème bi kon dans ce cas yan approche encore ban taxawaay nañu war a jëlaat pour indi solution xanaa ñu dans ce cas ñu xool rek ci ñi nga xamee ñun suñu xale yi seen bopp nit ku nekk itam yaakaar naa bëgg nga lu baax nga roy si ku baax yow xale yi ñu xool kan roy si ñi nga xamee ni ay royukaay nañu mag bi nga xamee ne nag du royukaay ñu jël ñu teg la fee rek waaye mag bi nga xamee ne royukaay nga ci lu baax ngay dox ci lu baax ngay wax xanaa ñu jéem a topp ci ñooñu rek man de loolu laa yaakaar ci ñaar ñooñu daal laa jàppani mën na doon solution. jërëjëf Soxna Amy Diop wax ci am na solo te wax dëgg yàlla am njàngale ngi si njàngata ngi si jërëjëf léegi nag maa ngi jàkkaarloog Soxna Ndeye Guène waaw Soxna Ndeye Guène dégg nga li gaañu wax si plateau bi de say naataango yow nag li ma lay laaj mooy ñëpp waxandoo nañ ko réew moo xam ni neexul a wax waaye dafa bari mag ñoo xam ni wax dëgg yàlla danoo xamati nu jéggal nu nag si kàddu gi waaw foofu gone ya ñan ñoo leen war a yar wala lan moo leen war a yar mani réew moo xam ni ñëpp waxandoo nañ ko mag ña ba bokk dafa am ay mag yoo xam ni ndax du ñëpp nag nu jéggal nu du ñëpp waaye bari na fa ay mag ñoo xam ne daal daanaka danoo xamati nu leen neex waxee fu leen neex waxee ko woddu nu seeni kàddu seen jëfin sax ñaare du rafet si mbedd waa réew mu mel noonu gone ya nga xam ni ñoom seen bopp dañ leen di tuddee ñu réew kan moo leen war a yar wala ñan ñoo leen war a yar Soxna Ndeye Guène yow laa koy laaj ñi ngi la siy déglu maag samay auditeur kàddu gaangoog. merci beaucoup tonton Cyril merci ci question bi am na solo macha allah waa tonton Cyril de loolu dina xaw a doy waar ndax yaakaar naa ne mag mi war a yar xale bu yarawul dina doy waar lool ndax xale ba yaram mi ngi ko yaakaar ci mag mi kon boog mag ma bu yarawul
xale ba moom yaakaar naa ne ab yaram dina xaw a jafe lool 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 xanaa am sens lool yàlla yar ko ndax am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla moo leen yar mais nag du ñëpp jërëjëf soxna Ndeye Guène am na solo mbokk yi ma leen di fàttali rek ni yéen a ngi ci Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu ci lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmee kanam waaye nag lépp luy jëmee réewum Sénégal kanam waaye sax nag luy jëmee sunu continent Afrique sa kanam dina yëngatu ci càmm gi mbay mi napp gi waaye aussi dina yëngatu ci santé faju wérle di yëngatu ci éducation jàngale joxe xam-xam sàkku xam-xam di yëngatu ci justice jubal jubbanti Cap Sénégal Natangué moo lëkkaloo ci partenariat ak sunu Kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission société nag nu nekk ba tey ci sunu premier poñ bi nga xam ni moom la ñuy waxtaanee mooy indiscipline bi nu gis ci réew mi ñàkk yar gi ñàkk teggin gi waaye nag duma def lu dul jàkkaarloo waat ak rek sama xarit Ali Gueye da nga ne sànq manque de civisme sa naatangoo yi fi jaar yépp wax aussi ñàkk yar gi mu mel ni nag mag ñi sax na ma yàlla baal si ñun ko war a wax te du ñëpp it nag dasee bari ñoo xam ni ñoom si seen bopp xamadi lañ ko mën a tuddee wala ñàkk yar bokk ñoom si seen bopp ba tax na mënatunoo yar ndaw ñi waaw ma di la laaj sëñ Ali waaw ki nu yarul si biir kër gi ba bokk ki nanguwul nu yar ko si biir kër gi mu génn moo xam fu mu foree yaradikoom waa ndax lu mel noonu tey ba ñuy wax manque de civisme ndax état amu si responsabilité ndax état it warula yar sëñ Ali loola lay laaj ndax état itam toogul di seetaan loo xam ni responsabilité mu ngi si biir sëñ Ali foofu laa bëgg nga dugal ma si maag samay auditeur jërëjëf Chérif jërëjëf lan moo ci war a nekk taxawaayu état ñàkk yar gi ci réew mi damay ñëw rek ne Chérif insalubrité bi ci réew mi dafa jéggi dayo manque de civisme bi dafa jéggi dayo ci ay exemple yu ndaw rek ma jox la chauffeur bi dawal tey ñàkk yar gi mu ciy utiliser ma jox la tey client bi nekk ci oto bi tey ñàkk yar bi muy def par rapport rek nature bi su nekkee ci otoom yore këyitam sax ci biti la koy sànni yoonam nekkut ci salte bi Chérif saw ci mbedd mi Chérif ci trottoir yi tëfli bi bind ci miir yi jël mbedd mi def ko mbeddam buur lu waay neex nit mu def buur nag moo war a ñëw ne arrête comme que mbedd mi sama mbedd la lu ci waay def dinaa ko toppee li yëg lii indi ay daan kenn ku ci nekk loo def daan fekk la ci su yàggee mu wàññeeku su dañu tamit Chérif Sénégal contesté bi bari na fi te li ci ëpp yaradiku gi la rébellion bi bari na fi te li ci ëpp yaradiku la désordre bi bari fi li ci ëpp yaradiku bi la léegi nag frondeur yi fi ëpp ku mer bel sa kalam wane ki yaradiku loolu yëpp nag état moo war a ñëw taxaw ne arrête li mbir mi doy na arrêté nit ñi arrêté mu teg li muy teg ay daanam ku def lu warut a def yoon dal ci kaw waaw Chérif man noonu laa ko gisee parce que nag Chérif ñun dañoo amoon lu doy waar lañu sàggane mag ñi dañoo yaroon ci ni ngay xoolee sax dañ la ci doon yar la ci ni ngay waxe yar la ci ni ngay doxe
yar la ci sa comportement looloo fi dañ lu waay neex def. ma jox la benn waxtaan bu ma jëlee woon ci sëriñ Mbay Si Abdou mu ne papam Dabaax Abdou Aziz Si Dabaax da ko yónni ab xaalis bu mu ko waroon a jëlali. déglul bu baax yar gim leçon bi mu jàngale foofu. Abdou Aziz Dabaax dafa yónni doomam sëriñ Mbay Si Abdou pour mu jëlali ko xaalis. sëñ Mbay Si jëli na xaalis bi bay waññeeku ni muy ñëwee pour dugg ci salle d'attente bi jàll ci néeg ba seen na góor gi di sol yéreem mi ne xaaral ma daw balaa moo génn ma taseeg moom jox ko xaalis bi. waaye ci salle d'attente bi amoon na ay nit ña fa toog. sëñ Mbay Si nee na ma ñëw jéggi ñooñu dem ci moom ba may laata ak seg ci moom daf ma wax Babacar loolu nga yor de nekkatut pour man ndax su la jaralee jéggi ay nit rek dootut pour man. déggal leçon boobu Chérif déggal njàngale moom ci wone ne nit danga koy hormal ci wone ne nit danga koy jox ak cër nit da ngay yaru ci kanamam. léegi nag macha allah mi ngi noonu Chérif macha allah léegi moom Sénégal daal a ngi noonu. jërëjëf sëñ Ali Gueye Sénégal a ngi noonu fi nu toll de si wàllu yar moom si wàllu teggin Sénégal doy na si waar lool jërëjëf sëñ Ali waaye sunu góor gu baax googu nga wax yàlla nañu ko yàlla fayal maam Abdou Aziz Dabaax Malick di góor gu baax di góor gu rafet njàngale di góor gu bari xam-xam macha allah du góor gu fonkoon diine waaye góor gu fonkoon doomu aadama jërëjëf sëñ Ali Gueye rafet na. léegi soxna Zeyna yow lay jàkkaar lool waaw soxna Zeyna dafa am lu ma daan dégg de dama daan dégg naan ku amul kilifa jinne di sa kilifa mag ñaa ko daan wax waaw ma ne ndax yow yaakaaroo ni jinne ji tey état la war a doon wala xalaatoo loolu ku amul kilifa jinne di sa kilifa mag ñi yàgg nañu ko wax démb waaw tey jii ndax du ko amul kilifa état di sa kilifa moo war a taxaw wala yow soxna Zeyna gisoo loolu ma bàyyi la lu si sa xalaat kàddu gaa ngoog. jërëjëf Chérif jërëjëf waa wax nga wax bu am solo ndax jooju wax bu njëkk ba mag ñi da daan nañ ko wax ku amul kilifa jinne di sa kilifa mooy ba tey rek buñ la yaree ci kër gi ba muñ laa yar soo génnee ci mbedd mi yar la ndax mbedd mi yar la mooy ndax la la sa yaay di muñal la la sa waajur bu jigéen di muñal la la sa waajur bu góor di muñal boo génnee li ci mbedd mi di nga gis lu la ko ëppale defante ko yow ndax bu dee ci wàllu nguur gi yàlla tereti ko ndax boo déggulul yow sa waajur génn ci mbedd mi ka mele ko neneen nguur mën na la teg loxo nguur mën na la teg loxo yaral la boppam boobaa xëy na di nga indi say waajur coono ak njàqare gis nga Chérif dañu nekk ci jamono joo xam ne ndax nee nañu lu bu jëkk ba yow mi bàyyi boo juree sa doom bu amee ñeenti at juróomi at nga yóbbu daara bu amee juróom-ñaari at li nga dalal école mu nekk nga nekk moom li ci école bi yow waajur boo xëyee dem liggéey bu bàyyi fa yaay jaay yar mooy xool mooy toppatoo mooy sang mooy bu feebaree mooy yóbbu dispensaire lépp moo koy def waaye du tee baay bi bu dee baay bu baax dina toog bis boo xam ne dina rassembler ay doomam
toog waxtaan ak ñoom ci niñ ko yaree ni ko yaayam yare woon ak ni ko baayam yi yare woon di ci waxtaan ak njabootam. man de sama papa lii la ma daan wax, man de sama yaay lii la ma daan wax, loolu ñu ma daan wax loolu laa leen di wax. ñu wax njaboot mu wax njabootam. njaboot gi nag bu fekkee ne am nañu dégg-dégg ñu doon njaboot gu baax ci seen waajur yi wax dañ koy dégg. waaye gi nga jamonoy léegi bi léegi sax da ngay waxante bi benn xale sax di ko yedd mu ne ci mère yéen seen temps ak suñu temps du benn de yooyu moom dañ ko dépassé. loolu lañ lay tontu, loolu lañ lay tontu ci xale yi léegi te jamono ji changé nit ñi ñoo changé, yar yi ci boppam ñoo changé. dëgg la naam xëy na gouvernement am na part de responsabilité mais waaye nag lépp nag waajur yi la, ndax éducation de base tamit dafa baax ci nit. éducation de base dafa baax ci xale. waajur bu yaroo rek doom dana yaru, waajur bu jaaree yoon rek dina jaarale njabootam li ci yoon ba nga xam ne du am dara lu ko naqari ci doom. mais léeg-léeg waajur dana yar doom génn ndax àndandoo tamit dana yàq nit. àndandoo yi bon dana yàq nit, dana indi réewande nit. mais nag léeg-léeg nga ak ñama ko war a wax léeg-léeg nga daje seek waajur yoo xam ne yow du doy waar ak ñama ko war a wax. bu ñuy xuloo seen soxna sax ci seeni doom dañuy teew, lu ñuy def ay yuuxu lay doon, lu ñuy def ay saaga lay doon. waaw loolu nag noo ci yare xale, noo ci yare xale boo xam ne bëgg nga ëllëg mu tekkil bu ëllëgee réewam. jërëjëf soxna Zeyna. ay yuuxoo ki saaga nan si yaree xale ba bu ëllëgee mu yaru tekki ba jëriñ réewam jar naa laajte. waaye nag dinaa ko laaj soxna Jojo Gaye. soxna Jojo Gaye ay yuuxoo ki saaga ndax mag mi koy def gone gi moom si boppam yaru na ba mën koo yar? yow laa koy laaj soxna Jojo, ndax ay yuuxoo ki saaga ndax dina yar? soxna Jojo laaj baa ngoog, ñi ngi la siy déglu. jërëjëf tonton Chérif Alwalid si question bi nga xam ne posé nga ma ko. mag bu koy def gone gi mag boobu yaruwul, yaakaar naa ne parce que loolu moo tax sax léegi yar amatul. parce que bu njëkk ba mag ñi duñu dóor duñu saaga, dañ daan yedd. da nga daan def li nga xam ne waroo ko def, dañ lay woo si néeg ma sàmm du xam ma demb du yëg, ñu woo la wax ak yow li ñu war a wax ak yow yëpp mu yem sa digganteeg yow ak moom. soo génnee bu ko defee boo génnee leneen ngay def. yar mi ngi noonu. mais bu léegi da ngay dóor da ngay saaga comme niñ koy waxee sax xale léegi dóor yu metti yi nga koy dóor day tax day dërkiis. même lu mu mën a def it bu ñëwee daan dañ may dóor rek. même lu ma mën a def it bu ñëwee dañuy saaga rek bàyyi, dañuy wax rek bàyyi. kon nag yaakaar naa ne mag boobu yarul. waaw mag boobu yarul ba nga xam ne mi ngi bëgg a yar doomam wala mi ngi bëgg a yar xale yi. parce que loolu nag du yar tonton Chérif Alwalid. dóor saaga xas loolu du yar. mag ñi dañ daan yedd, dañ daan woo ci rukku managal comme niñ koy waxee rek. moo tax chaque jour kër dafa war a am rukku managal. rukku managal mooy benn néeg boo xam ne boo defee loo xam ne waroo koo def, am na kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi foofu lañ lay woo. diw nii la doomu gor du defee nii lay defee. mi ngi noonu mu ko defee di nga yar xale bi li nga koy wax dina ko dégg te yow doo sonn. mais doo saaga xaste wax ju ñaaw fajul dara tonton Chérif Alwalid. yaakaar naa ne xale buy yaroo ci yar boobu yaakaar naa ne du yaru. mag bi sax yarwul parce que boo jàppee xale di ko dóor di ko saaga di ko wax joo xam ne tegginewul, yow mii sa wàllu bopp tegginewoo. parce que boo tegginewoon doo wax xale bi noonu. léegi nag xale bi loolu muy gis noonu lay éduquer ay doomam, noonu lay éduquer ay sëtam, yaakaar ne loolu lu baax la te fekk na loolu lu doy waar la. mi ngi noonu tonton Chérif. moo tax daal xale yi daal war nañ leen a yar di yedd. xale da ngay yedd woo yow ak moom ak yàlla rek. boo ko waxee mu dégg li nga ko wax. mais yaakaar naa dóor ak saaga moom fajul dara. boo ko waxee mu dégg li nga ko wax tonton Chérif bu génnee daal di def li nga ko wax jubal. te kenn du yëg yow ak moom ak yàlla rek yéen a yëg. mi ngi noonu. wala nga pini bu njëkk ba mag ñi dañuy pini. da nga daan def li nga xam ne waroo ko def ñu jël pini la. doo génn
bu ko defee buñ la pinee suba ba ngoon wala demi journée soo génnee di nga def luñ la wax bu baax a baax mais nag léegi xale yi demal foy da ngay dégg kuy saaga doomam fii dégg ku ñëw xët bule mi ngi noonu xale nan lay yaroo day def musiba sax bu ñëwee ne waaye kenn du ma def dara dañ may dóor rek loolu mooy waxi xale yi léegi saaga mère bi de day wax rek bàyyi mi ngi noonu parce que niñ leen di yaree la parce que mag ñi leen di yar yaruwuñu parce que dóor ak saaga yow mi koy def nit ñi di ko dégg yow yaruwoo kon nag mënoo ñàkk yaru ba pare di yar say doom loolu c'est impossible moo tax daal yaru démb am na solo bu baax a baax a baax a baax a baax bu ñu indee yaru démb daal yaakaar naa ne dinañ ci mën a génn maa ngi dégg sànq ngay laaj sëñ Ali Gueye maa ngi koy nuyu bu baax ci affaire kilifa boo génnee jinne nekk sa kilifa jinne bi mooy mbedd bi rek tonton sa kër boo yarul boo génnee mbedd bi dina la yar wallaay mbedd bi dina la yar parce que ni nga gis foofu ku la gën a xamadi nga def ko loo ko warta def mu jàpp la dóor la ba gaañ la loolu rek moo ci nekk tonton kon daal dañuy ñaan yàlla rek ñu indiwaat yaru démb gis nañ fi ay référence te nag liñ fi wax yëpp rek yàlla nañu yàlla may dégg yàlla may ñu topp bu ko defee ñu mën a yar suñu doom yi yar nag du dóor du saaga du xas yar yedd la yar pini la nii noonu. jërëjëf soxna Jojo wax ji am na solo wax dëgg yàlla lu jar a bàyyi xel la waaye damay jàkkaarloog rek soxna Ami Diop man xale bi yaruwul da naan yarunu ko wala yar leen ko waaye man li ma jaaxal li ñuy wax nag mag mu yaruwul mag mu xamadi man looloo ma jaaxal waaw mag bu yaruwul xamadi waaw kooku nag moom nan la ñu war a def ak moom man yow laa koy laaj soxna Ami. waaw Chérif wax nga wax ju am solo laaj nga laaj bu am solo mag bu yarawul loolu de dina doy waar mag yaru nañ ko xamee respectueux et respectable maanaam day naw boppam ñu naw ko jox cër boppam ñu jox ko cër soxlul sax muy wax buñ ko xoolee rek ñu xam say doom fu ñu mënti nekk ci àddina bu ñu fàttali ko seen baay day mel ne seen baay mi ngi nekk seen wet day mel ne seen ndey mi ngi seen wet ba yenn duñ ko sañ a wax wala duñ ko sañ a def waaye nag bu fekkee mag jooju nag loolu yëpp moo ko manqué moom ci boppam dina jafe pour yar ko dina jafe dina jafe sax ak du jafe parce que mag itam bu yarawul rek daañu naan yoon dina daan ci kawam wala yoon dina daanu ci kawam waaye itam xale bu ko gis dina ko manqué cër ay dëkkandoom ay mbokkam ay xaritam ñëpp duñ ko jox cër parce que moo joxul boppam cër waaye loolu yëpp nag dafa am lu ko waral wax nañ ko fii booba tey loolu yëpp boo gisee processus la maanaam ba mu nekkee xale yaruñu ko moom mooy tax bu màggee moom it du yaru du gis nga problème bi kon mi ngi noonu dafa am ni ñuy naan répétition générationnelle maanaam de génération en génération waajur bu yarul doomam doom jooju màgg moom it yaruwul mu dem ba màgg moom it du yar ay doomam gis nga nu mu doyee waar ca racine ba ca base ba la léegi nag bu yarawul nag moom solution bi yomb na soit yoon dana dal ci kawam rek wala itam ay xale ñàkk koo jox cër say dëkkandoo ñàkk laa jox cër maanaam yow doo am fulla ak fayda ndax ku la gis rek da lay yàpp te loolu baaxul ci nit ñi naan ragal la tuuti dafa am solo te ragal lu ko indi mooy nga yaru boo yaroo nga discipline am tuuti civisme éducation de base am civisme bu la ko defee ku nekk kenn du la ñeme ndax lu ñu leen ñamee rek moom mooy sa yaradiku alors que boo yaroo li ñu wolof di naan rek boo yaroo ma ca tàngal waaw yaakaar naa nag loolu am na solo moo tax yar am na solo ci xale waaye am na solo ci mag daal bu yaruwul xale xam nga moom bu yaruwul moom lañuy dóor mën nañu dóor rek di saaga waaye mag bu yaruwul rek mën na la jël paqueté la rek teg la fee wala itam sax nit ñëpp ñeme la waaw ñëpp ñeme la ku la warul woon wax ak yow dina wax ak yow ku warul woon séq ak yow yenn waxi dina ko waxante ak yow mi ngi noonu daal yaru daal am na solo. jërëjëf soxna Ami Diop soxna Ami ma jàngee si ni li ñuy wax ni borom alal mën nañ ko booleeg alalam toroxal borom xam-xam sax mën nañ ko booleeg xam-xamam toroxal waaye borom yar ak teggin neexul a toroxal te muy dëgg mais déggaat si ni nga ni mag mi nga xam ni yaruwul
xanaa bu boobaa bu defee lu mu warul def rek buur dal si kawam foofu nag lay taxaw daal di jàkkaarloog soxna Ndeye Guène waaw soxna Ndeye Guène ni ko soxna Ami waxee léegi ni mag mi nga xam ni dafa yaruwul xamadi ba lu ko neex def buur dal si kawam ma lay laaj nag ndax man si manque de civisme bi Aly Gueye di wax dafa am lu ma si gis koo xam ne lu ko neex lay def si mbedd mi tuur ndox ñaari façon tuur ndox nag moo am waaye bu si ne dina ko def si mbedd mi sànni kayitam si mbedd mi tufli si mbedd mi wax lu ko neex si mbedd mi génne ay kàddu yu ñaaw tooñ si mbedd mi lu mu def si mbedd mi boo ko ne hey mu ni mbedd mi mbeddu buura waaw gannaaw mbedd mi mbeddu buura te buur du kenn nag lu dul état sunu réew yi kenn du fi buur lu dul état waa état ndax moom it bu amoon fayda dox li mu war a dox moom du jóg faj loolu ah la yow laa koy laaj soxna Ndeye Guène ndax nag état seetaanul itam manque de civisme bi ñuy wax réewande gi nu siy wane xamadi gi nu siy wane ñàkk a worma gi nu siy wane waaw ndax du état it dafa waroon a faj te toog seetaan loolu nag yow laa koy laaj soxna Ndeye Guène kàddu gaangoog. tontu Serif laaj bi am na solo waaw tontu Serif nag état dafa seetaan état lu mu bëgg a faj rek tontu Serif mën na kaa faj ndax booy xool confinement bi mu fi amee lu mu bëggoon a faj na ko heure ba mu jotee yaakaar naa ne lu mu bëgg a régler lépp régler na ko kon boo ko lii bu ko bëggee faj du dara ci moom gaa nag nit ñi naqari noonu dimbali ndax léegi jikko yi mooy yàqu nit ñi respecté bi war a am seen diggante ak seeni nawle amatut loolu daal moom ñàkk respect bi dafa bari lool léegi ci dëkk bi te léegi rusukaay amatul nit ñi rusatul dara bu njëkkoon daa nga wax ay lii de rus naa koo def ndox mi de rus naa koo tuur fii ndax bu ma tuuree fii dinaa laal diw te waruma koo laal dama ko rusa def ba boo ko defee tamit nga def ko ci worma nit mën ngaa tuur ndox ba pare nga maasale fëgg bam set kenn du xam ne sax tuuroon nga fi ndox baa nga sànni nga gis ñuy sànni mbalit yi ci mbedd mi te loolu lépp mënoon naa ñàkk ndax yaakaar naa ne pulu mbalit yi bari na soo naanee sa kaasu kafe sax wax dëgg yàlla war nga kaa mën a téye doo dox ñaari tànk te tasawoo puupelu mbalit nga teg ko ci wax dëgg yàlla léegi nag tonton Serif jikko yi ñoo yàq lool nit ñi respecté tuñu kenn rusatuñu kenn te loolu bu amul ci réew ma pour mu defaru day xaw a jafe lool. jërëjëf soxna Ndeye Guène jikko yi ñoo yàqu te pour mu defaru dina jafe lool muy lu doy waar xanaa nu seet rek naka la ñuy def ba jubbantiwaat waaye xanaa ni ma koy waxee rek li duuf si nag wi yëpp xëjandoowul si cin li indiscipline bi si réew mi de liñ si war a wax yëpp mënuñu ko jeexal tey xanaa nu naal rek lu fa jiw ba jeexul jógu fa ndax wax dëgg yàlla dinañu si dellu si waat ndax liñ si war a wax des na liñ si mën a wax des na waaye nag gannaaw dañu amoon deuxième point boo xam ne nu mën ti def laal ko dama defe ni il faut nu jàll si waaye bal nu si jàll rek may fàttali ni Cap Sénégal Natangué mooy la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué ki ko jiite di président Abdoulaye Fall waaw Cap Sénégal Natangué ku ko soxla nooy def 77 533 39 00 77 533 39 00 nga jokkoo Cap Sénégal Natangué nu mu la neexee noo ko bëggee waaye sunu Kër FM gi mu lëkkalool di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko soxla nooy def duggal Play Store télécharger sa application di am sa rajo ni nga ko bëggee ni mu la neexee waaye it bu la neexee dem ba YouTube di nga seetaan di nga déglu say émission nu mu la neexee noo ko bëggee kon nag mbokk yi mu ngoog xanaa rek nu jàll si deuxième point bi nu waxoon di wàllu corruption di guerre
ger nag day lu doy waar ndax ger moom day yàq réew. ger waxuma la sax day yàq réew waaye ay diggante lay jëkk a yàq soog a egg si yàqum réew muy lu doy waar di lu nu war a moytu di loo xam ne vraiment rafetul. waaye nag gannaaw sama gaañaa ngi toog duma def rek lu dul walbatiku delluwaat si Serigne Ali Gueye. Serigne Ali Gueye tey bu ma la ne woon ger mooy lan loo may tontu su ma la nee sunu réew mi di Sénégal nga xam ne ger yàq na ko fan ak fan la ger bi ëppee doole foo may wax sëñ Ali laaj baa ngoog kàddu gaa ngoog. jërëjëf Chérif jërëjëf ñu kontaan ànd ak yow ba léegi nga indil ñu nag li ñuy wax corruption maanaam ger ci wolof nekk loo xam ne nii daanaka feebar la ci suñum réew. corona bi ñuy ragal daal ger a ko gën a garaaw Chérif. ger nag ñi ngi ko xamee ci nit ñëw sàkku am benn mbir fay ci xaalis te waru ko woon wala nit ñëw pour wut benn mbir ñu laaj ko xaalis te warutoon a joxe xaalis loolu lañ ko gën a xàmmee ñun Sénégal muy ger mu am ki koy demandé ak ki koy nangu loolu mooy ger Chérif. léegi nag dafa am ci àdduna wërngal këpp moom ger waaye dañ ko gën a ràññee ci dëkk yi nga xam ne ni ndóol dafa am dëkk yi nga xam ne ni dañ pauvreté dafa am wala ñi ñuy wax ne seeni institution dafa xaw a faible daanaka fa lañ ko gën a ràññee Chérif yaa ngi koy wax sànq ne ger day yàqi diggante ndaxte confiance bi amoon kóolute gi amoon entre nit ñi ger da koy yàq kóolute gi amoon entre nit ñi ak seen état si les citoyens et l'état kóolute googu ger da koy yàq kon ger dafa doon loo xam ne ni poson la ndax day affaiblir lépp luy dox ci àdduna rek ger da koy affaiblir Chérif ger ñi ngi ko gën a ràññee nag ci pouvoir de décision yi fi décision yi di war a amee maanaam ci personnalité politique yi Chérif ci fonctionnaire yi ci cadre yi cadre entreprise yi ci médecin yi ci syndicaliste yi soo demee ci football ba ca arbitre yi soo demee ci tali bi ci police yi ger maanaam ci ñooñu lañ ko gën a ràññee Chérif mu am nag ki ñuy wax le corrompeur ak corrompu bi kiy gere ak ki nangu ger ñaar yëpp a bon benn baaxul Chérif ñu dalandi foofu ba beneen question ñëw rek Chérif jërëjëf. jërëjëf sëñ Ali Gueye li nga wax dëgg la 6 ak 9 la nu ñoom ñaar ñëpp a yem boo si wal ba ci dalay jox morom ma ñoo yem képp te muy dëgg yàqkatu réew lañu te jubunu te xam na ni loolu nuy doxal aussi jubul ñoom ñaar ñëpp a yem jërëjëf sëñ Ali dëggu na. waa léegi damay wëlbatiku rek nag si soxna Zeyna waaw soxna Zeyna wàllu ger ma lay laaj réew moo xam ni bu nu jógee ni loxoy Bawal day weesolante ñeeni loxoy Kajoor day weesolante maanaam loxo yi dañuy weesolante waaw nu jël njëgu guro dem ba def ko loo xam ni daanaka dafa nekk aada waaw ndax réew mu mel noonu moom jëlee fa ger dina yomb soxna Zeyna yow laa koy laaj. asalaamaaleykum waa jërëjëf Chérif Alwalid ni nga point boo xam ne moom ñu ñoo moom a dëkk ci réew mi gerte yi yaakaar naa ne moom du yomb a jële li si réew mi ndax daf fi samp dafa pare gerte bi li ci boppam moo samp ci réew mi dafa pare ndax it tax mu samp li ci réew mi ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite moom bu tàmbalee li la ci ñoom kon waa dëkk ba nag ñuy def ndax ger
l'islam bëgg ko yàlla bëgg ko yonent bëgg ko nga xam ne mooy gere doyluwul de un ki nangu ñu dañu ger ka moom tam amul bopp ndax nit ki boo jaaree fi nga war a jaar ndax yàkkamti say affaire baax ba jaaroo ci yoon ngir bëgg a neexlaate ndax ñu di defaral li sa affaire yàlla bëgg loolu ger bi moom duñ ko gaaw a mën a jëli fii ci réew mi xanaa xëy na de ñi nga xam ne ñoo fi nekk xëy na ëllëg ñu jóge fi ñeneen ñëw fi xëy na ñu jéem a am luñ ci soppi luñ ci wàññi tuuti xanaa bon waaye dépp jëli ko fi nag moom dana doy waar de du yomba de Chérif du yomba de ndax ñi ñu jiite li ci boppam ci ñoom la jëkkee waaw ci ñoom la jëkkee daal ci ñoom la jëkkee ndax bu bari na fi moom du gaaw a dañ fii daal du gaaw a dañ waaw. jërëjëf soxna Zeyna mu mel ni su ma la déggee tànk loxo Bawal ak loxoy Kajoor loxo yaa ngi weesalonte ger dina fi naka dee jële rawatina nag bi nga xamee ni njëgu guro da leen a gunge muy lu doy waar waaye soxna joojo yow de li ma lay laaj mooy réew mii nga xam ni ger samp na fi soxna Zeyna wax na ko léegi ba naq di fee simpi waaw yow yan xeeti ger nga fi xam ger gi nga xam ne moo yàq réew mi yow yan xeetu ger nga fi xam soxna joojo laaj baa ngoog kàddu gaa ngoog. merci beaucoup tonton Chérif Al Walid waaye gis nga tonton xeetu ger yi nga xam ne xam naa ko loolu ci kaw la commencé parce que ba ci ngay wut këyit mairie extrait ngay wut extrait am na ger parce que man mënuma concevoir ngay dem di wuti extrait loo xam ne dañ ko war a defar léegi da nga war a dem ñu defaral la ko léegi parce que ñoom loolu la ñuy liggéey loolu moo tax ñu teg leen fa mais non dañ naan la demal ba mercredi comme boo ko indee vendredi ñu lay demal ba mardi wala ba mercredi ndax lan bëgg 1000 francs xëy na boo leen jox wala 2000 boo leen jox wala nga saraxu leen te pourtant loolu dañ ko war a def ci saasi parce que seen liggéey la loolu lañ leen fa tegee benn xeetu ger a ngi noonu beneen xeetu ger mooy nga war a liggéey jàng war a liggéey société branlo parce que dëkk bi branlo lépp li nga xam ne branlo mi ngi ci rek xeetu ger la parce que kenn moo fay nekk nga jàng am say lijaasa am koo fa xam wala nga dem def formation joxe ay xaalis bu bari ñu lay soog a jël tonton loolu yëpp ci xeetu ger la gis nga tonton Chérif xeetu ger at nan laa gis ci ger loolu ci kaw la commencé lépp fépp foolaar rek am na ger bu nekk ci biir parce que Sénégal nag ñu baal ma ci kàddu bi mais jamono ji loolu la ñuy dund yàgg na sax ci réew mi mais dañu dem ba nga xam ne dafa bokk léegi loolu dañ ko boole ci mode de vie wu nit ñi këyit sax boo koy wut police ñu ne la joxal 2000 wala joxal dara boxañal ñu baal ma mais ba ci tali bi xeetu ger tonton mi ngi fépp mi ngi ci tali bi mi ngi ci ñu baal ma mais suñu homme de tenue mi ngi comme ni ma ko waxee ci mairie yi mi ngi présidence mi ngi palais mi ngi ci prison yi kañ parce que boo amee prisonnière ci biir kaso yi da ngay neexal pour affaire yu bëri mu koy jot maanaam xeetu ger bi ci suñu kilifa yi la boo déggee suñu kilifa yi mooy ci nguur gi ger bi foofu la commencé moo tax nag luy naqari dindi lay doon tonton Chérif Al Walid waaye daal xeetu ger yi ma xam daal mooy yi ma la expliqué nii te lu doy waar la parce que Sénégal boo xamee ne ger moo ko téye rek dëkk bu ger téye rek dëkk boobu du dem waaw parce que ay problème rek la ñuy nekkee de gis nga problème yi te nag day gën a metti nañ ko soox de day gën a metti. jërëjëf soxna Jojo Gueye li nga nu wax ci xeetu ger dégg nañ ko te defe naa ni mbokk auditeurs yi aussi dégg nañ ko muy xeetu ger yoonu wax ni mi ngi fii ci réew mi Sénégal waaye soxna Ami Diop yow dafa am lu ma lay laaj ndax ger la am du ger waa ji nga xam ni dafa ñëw ci kër di fa bëgg soxna ñëw fekk ko fa jiitu vraiment doon def fa kàttanam toll li mu mën
ba nu diggoon ko may ko soxna kii ñëw ëpp ko doole fuuf ëpp ko xaalis fuuf ñëw di am nu muy def ak papa ji am nu muy def ak yaay ji am nu muy def ak bàjjan bi maanaam daal poche bi di dem rek ah ba nu wàññeeku ni nag kii daal wax dëgg yàlla moom la nu war a may ndaw si ba xañ ko ku njëkk ka yaakaaroon waaw kii li mu def nii ger la wala du ger xeetu ger la wala du ger loolu nag soxna Ami yow laa koy laaj kàddu gaangoog. waaw Chérif jërëjëf ci question bi ni ko sama ñi ma bokkal plateau bi waxee rek booba tey rek ger moom lu doy waar la feebar la sax ni ko yaakaar naa Ali Gueye waxee sëñ Ali Gueye waxee feebar la waaw benn man la daal bi nga xamee ni mi ngi lëmbee réew mi adduna bi yëpp foo dem tey corruption tey mi ngi fi mais suñu pays Afrique yi comme ni ko Ali Gueye waxee rek ci pays sous-développé yi fa la gënee doy waar waaw ça ne veut pas dire que nag dans les pays développés amu fa ndax corruption moom fépp la am mais c'est plus en fait fii daal la gënee fréquent fii la gënee doy waar ampleur bi daal fii la ëppee ci dans les pays sous-développés sa question bi nag xaw na doy waar mais loolu yëpp gis nga da ngay gis foofu noonu ci exemple bi nga joxe dañ ciy gis lu am solo moom mooy relation bi éducation bi discipline am ak civisme ak corruption da ngay gis ne da ngay sentir ne effectivement am na relation parce que nit ki nga xamee ne yaruwul lu ko neex lay def xam nga ne borom kër nga nekk kilifa yow waajur bu jigéen waajur bu góor ngeen nekk kilifa seen biir kër ab benn nit jóge fee ñëw ni dafa bëgg seen doom bu jigéen ngeen ñëw muy def fu dooleem toll ngeen toog ba mu neex ko keneen jóge fee ñëw indi alalam ngeen tànn alal ja ak tànn alal ja au détriment de l'amour xam nga ni loolu doy na waar man moom xaw ma ndax ger laa koy tuddee xaw ma ndax ñàkk xam àddina ak kóllëre surtout waa koy man yaakaar naa ni foofu moom kóllëre manque nit ki daal waajur yooyu amuñu kóllëre parce que boo amee kóllëre yaakaar naa am na yennay doo ko def mais itam bu ñu waxee mën na nekk itam corruption waaye man daal wax dëgg fa yàlla ñàkk kóllëre parce que bu fekkee am nga kóllëre yennay doo ko def ndax nit ku ñëw indi alalam ni alalam toll ni doolam toll jox ko di ko labatee sa doom mu am yaakaar ni dina ko takk yow nga dem nga jiital alal manque kóllëre dama nga fa waaye bu fekkee bu ñu jëlee ni Ali Gueye commencé dès le départ ba mu lay définir corruption maanaam corruption nit ki soxla dina def corruption kii joxe dina def corruption bu fekkee nag dañ ko jëlee ci cadre boobu wax ji mën nañ ko considérer comme corruption maanaam waa ji moom ki yor alalam daal ndaw si la soxla léegi pour mu am ndaw si nag moom ci xaalisam ci dooleem daal la mënee am ndaw si bu fekkee nag ci cadre boobu nañ ko jëlee nag itam mën naa jàpp ni itam loolu corruption daal am na fa waaw mooy wane ne rek corruption itam dafa bëri façon du ay papier du ay comme boo soxlee ay yenn papier état civil wala nga soxla li si gën a garaaw sax mooy nga soxla dara looloo gën a metti sax xam nga ndaw si sax moom moo ko waaw waaye yaa ngi sa alal nga jël pour mën a am ndaw si waaye li nga xamee ni yaa ko moom papier état civil nga war a am sa extrait de naissance bulletin de naissance yaa xam wala nga war a soxla sax sa salaire ngay obligé di neexalaate pour jot ko loolu doy na waar waaye bu dee pour revenir à sa question bi rek mën naa jàpp ne daal ñaar ñëpp la ko ñàkk kóllëre mi ngi ci ger mi ngi ci bu fekkee dañu jël définition bi Ali joxe mooy maanaam nit ki soxla dara neexal wala nga soxla dara ci nit ki ni la jox ma xaalis bu fekkee ci cadre boobu itam ñun nañu jàpp itam ni daal corruption ma nga fa waaye nag corruption boobu nag moom doy na waar bu fekkee nit ki daal moom noonu daal valeur boobu nañ jox jigéen suñu waajur yi valeur yooyu nañ ñu jox ñun tamit valeur boobu nañ jox suñu bopp doy na waar daal waaye sëy boobu daal nag moom xam naa Chérif sëy boobu daal war nga wax après sëy boobu nu muy mujjee loolu tam la waaw sëy bi nga xam ne ci ger nañ ko kii daal loolu tam la lu doy waar la. jërëjëf soxna Ami Diop dinañu si dellu si incha allah loolu tem la waaw bàyyi nañ si xel dinañu si dellu si léegi nag ñu ngi lay wan ne li nu amoon si waxtu day mi ngi jeex kon nag duma def lu dul rek laaj soxna Ndeye Guène soxna Ndeye Guène dégg nga li sa naataangoo yi wax de li nu wax si corruption di ger waaye yow bu ma la laajee nan nga nuy jàngatee ger gi si réew mi loo nuy tontu soxna Ndeye Guène kàddu gàngoog
Serif merci ci question bi waaw tonton Serif gerte li mu ëmb dafa bari lool 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 Serif waaw question bi am na solo macha allah waaw niñ ko mën a jàngate de moom tonton Serif bari na lool sax ndax ger moom li mu ëmb ci boppam moo bari ndax léegi booy xool dëgg moo amatul dëgg léegi dafa jafe dëgg amatul léegi intérêt bi moo bari danga may defal ma defal la dafa bari léegi macha allah bari na nit ñi daal àndu intérêt moo ëpp ci dëkk bi àndu intérêt bi am na bari na lool ba jaaxal ñépp sax wax dëgg yàlla jàngat bi de weesuwul nit ñi di dem ak ngor nit ñi nañuy dem ak ngor dafa am solo te léegi loolu moo fi amatul nit ñi intérêt la ñuy dunde defal ma defal la léegi moo am ci dëkk bi dund intérêt la nit ñi dund ba yaakaar naa ne pour mu jóge fi day jafe jàngat bi tamit dina xaw a jafe ndax dafa doy waar danga indi kii bu doy waar thème bu doy waar sax. jërëjëf soxna Ndeye Guène kii corrompre intérêt moo tax muy corrompre ki ñuy corrompre bi intérêt moo tax muy nangu ni du ko corrompre kon dégg nañu wax ci mbokk yi nag ñu leen di xamal ni seen émission société mi ngi leen di tàggu ndax li nu amoon si waxtu daanaka jeex na kon nag duma def rek lu dul egsi si le mot de la fin daa di jàkkaarloog sama xarit Ali Guèye le mot de la fin si lu gàtt rek lan ngay tàggoo sunu mbokki auditeurs yi ak sunu mbokki auditrices yi ñu doon déglu si waxtu wi sëñ Ali kàddu gàngoog. jërëjëf Chérif balaa may daaneel rek ma wax ne comme que guerre moom corruption moom ñaara ko seq kii wut nangoo ger wala ñu laaj ko mu nangoo fay ak kin ger looloo am man damay wax toujours rek ki nga xam ne mooy wut yaa xam yow yaay wut kayit yaa xam yow yaa yor sa oto yaa xam mais yow yaay wut yow yaa nekk position bi nga xam ne yow yaa mën a joxe xaalis wala nga joxe leneen yow yaa nekk position boobu yow rek yow yaa mën a xeex ger kon citoyen yi rek ñoo mën a xeex ger ci suñu réew au lieu yow ngay ñëw di wax diw xaar ma jox la nangam pour nga defal ma nangam nga bañ ko def ndax ger la te ki nga koy def su ko neexee mu topp la ci yoon dal sa kaw wala moomu su la laajee ne la jox ma temps ma defal la dara nga bañ te su la neexee yow nga topp ko ci yoon teg ci yoon kon ñun rek ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp nee na mbéjam kanam borom a ko mën a fajal boppam waaw su ma jógee ci loolu nag di wax jërëjëf Chérif kontaan nañ bu baax a baax di am mbégte rek di ñëw ci sa plateau di ñëw di seq ak yow ay waxtaan jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di sant tamit invité yëpp wax dëgg yàlla am xel yi rafet na soxna Joojo Ndey soxna Ami ak ñëpp rek kontaan nañ bu baax a baax jërë ngeen jëf Zeyna kontaan nañ bu baax a baax kontaan aussi ci auditrice yëpp vraiment ñu ngi kontaan bu baax ci yéen vraiment jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Ali Guèye rafet na soxna Zeyna waxtu wi xooj nañu si lu gàtt rek lan ngay tàggatoo ak sunu mbokki auditeurs yi ak sunu mbokki auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi soxna Zeyna kàddu gàngoog. waaw Chérif waaw jërëjëf Chérif ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggulu ñëpp tamit ndax kiy wax kiy déglu mooy mbokkam di jéggulu bu fekkee ne wax naa fi loo xam ne dafa safaan bu jaaduwul maa ngi jéggulu du ci nit du mat maa ngi ciy jéggulu bu baax a baax dañ doon waxtaan rek ngir defar ñu waxtaan rek ngir sottante xalaat waxtaan rek ngir wax ni ñuy dundee fii ci réew mi
di 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 balu ñëpp àq nag di ñaan yàlla suñu borom bi suñu parti bi nga xam ne sëñ Abdoulaye Fall moo ko yor ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom bi yàlla na ko yàlla def bu doon njiitu réew mi ba mën a soppi li nga xam ne mooy dox li ci réew mi mën a dindi li nga xam ne moom la ñuy xeex ci réew mi mu mën a dindi li nga xam ne moo ñu naqari fi ci réew mi yàlla na ko yàlla defal ñu ko defal ko bépp jullit ci barka Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf kontaan naa lool maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau ñoom ñëpp macha allah yow tam di la gërëm yow Chérif di la ñaanal bu gudd fan gu ànd ak wér ak wér la yàlla bàyyi la suñu kanam ci barka Muhammad alayhi salaatu wasalaam. jërëjëf soxna Zeyna soxna Jojo Gaye lan ngay tàggoo waxtu wi xoj nanu kàddu gaa ngoog. tonton Chérif maa ngi lay remercier ci invitation bi nga ma invité tey di am kontaante aussi toog ak sama naataango yi nga xam ne bokkoon nañ plateau bi tey maa ngi leen di remercier bu baax sëñ Ali Guèye soxna Zeynab Si soxna Ndey soxna Ami macha allah maa ngi leen di remercier encore une fois bu baax a baax xanaa di baalu àq ñëpp rek di baal àq ñëpp bu fekkee wax nañ fi li nga xam ne teggine wuñu rek ñu jéggal ñu ko bu baax te xam ne macha allah defar dong moo ñu taxoon a jóg yàlla nit nag matul mais bu fekkee ne wax nañ fi li nga xam ne rek waxuwul ñu ngi ciy baalu àq bu baax a baax di wax ne ba beneen yoon incha allah tonton Chérif Alwalid amoon naa kontaan trop ci invitation bi ma invité ci plateau suñu kër FM ànd si ak Cap Sénégal naataange amoon naa kontaan trop pour partager nag yéen plateau bi merci beaucoup. jërëjëf soxna Jojo Gaye soxna Ami Diop waxtu wi de war nañu kàddu gàngoog tàggatool ak sunu mbokki auditeurs yi. waa kay maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant Chérif jërëjëf waa Cap Naataange Sénégal ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant macha allah émission bi am na solo liñ ci waroon wax yëpp bëri na waaye nag yoon yemul ci benn. nañu xool ay solution rek maanaam lu fi état teg muy OFNAC nañ ko jox wóolute rek ñoom it ñu liggéey yu rafet rek ba nga xamee ni guerre dañ fi jóge indiscipline guerre bi niñ ko waxee woon rek nag waaw lépp ci indiscipline rek la na sénégalais yi gën a am civisme rek gën a am patriotisme bëgg suñu réew ba yenn duñ ko def mais itam bu fekkee guerre ci côté famille na nit ñi waat am kóllëre ak waajur yi itam am nekk ay exemple ba duñu def yenn yi nga xam ne tax seen doom di leen roy ci indiscipline di leen roy ci corruption di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la dellu sant waat encore Chérif di sant ñi ma bokkaloon plateau bi ñëpp suñu càmmiñ Ali Guèye macha allah soxna Zeyna Si ñoom ñëpp Jojo Gaye yéen ñëpp gërëm nañ leen Ndey Géen yéen ñëpp macha allah di leen sant di leen gërëm waaw jërë ngeen jëf ak auditrices ak auditeurs yëpp ñoom tamit macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah. jërëjëf soxna Ami Diop tàggatoo bi rafet na soxna Ndey Géen waxtu wi dab nañu kàddu gàngoog tàggatoo ak sunu mbokki auditeurs yi ñuy déglu si waxtu wi. tonton Chérif waaw macha allah maa ngi doon kontaan lool ci invitation bi maa ngi koy kontaan lool di la ci gërëm di la ci sant. di gërëm tamit ñi ma bokkaloon plateau bi di soxna Jooja soxna Seynabu soxna Ami di ak sunu càmmiñ boobu ñu bokkaloon plateau bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag ñi doon teewlu ñëpp auditeur ak auditrice di gërëm tamit sunu président ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal jàmm bu baax a baax ba li muy yóotu sunu borom may ko ci barke Seydina Muhammad yow tamit tonton Chérif ñu lay ñaanal yàlla may la wér la may la gudd fan may la jàmm ji sax dak ci barke Seydina Muhammad di ñaaxaat ñëpp ne leen nani di dawal yërmande bu baax a baax di bàyyi àndul intérêt amul njariñ na ni def rek te yàlla tax di ko def mu rafet. jërëjëf Ndey Géen jërëjëf Adja Jojo Gaye jërëjëf Ami Diop jërëjëf soxna Zeyna Si waaye jërëjëf sëñ Ali Guèye di leen sant
si teewaay bi waaye aussi di leen massawu si jataay bi ndax yombul mbokki auditeurs yi seen émission société ngi leen di tàggu fii ki leen ko doon defal di seen xarit Chérif El Walid nu leen di jox di daje fii ak ayu bés jàmm ak jàmm ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.